laataa ñuy ñëw ci beneen buru bu tàng boo xam ne dañ ci dem ak Massa. waaw sàng Massa sax dafa ju muy dossier boo xam ne moo fi nekk jamono ji di dossier Sweet Beauty nga xam ne am na en tout cas ñu nga xam ne ñoom lañ ciy tudd dernier développement yi ndax gis nañ coow yi nga xam ne moo ci tukkee ñu ne dañ am nañu ki nga xam ne moo di Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko génn na wax jàngatam lañ soxla woon ci dernier développement yi nga xam ne moo ci am 1 an après parce que mbir mi fi nekk nii am na at. mën nga wax. waaw ci yow la mbir yi am at fi nekk nii gis nañ dernier développement yi nga xam ne moo ci nekk parce que ba léegi dossier bi amagul procès bu nga xam ne teg nañ ko ci ngir même ñu xam ñaar nit ñi nga xam ne ñoo ci faatu kan mooy responsable bi mais aussi ñenn ñi ngi réclamer même un procès ci ñi nga xam ne même ñoo ko seq ndax dégg nañ Adji Sarr wax dégg Ousmane Sonko wax sa jàngat ci développement boobu li nga xam ne moom la mujjee. ñun en tant que jullit yàlla may nañu gémmiñ yu ñu waxee waaye du ñu neex wax yàlla daf ñoo tere waxi xini mini ñu ne xawlu zuur ñi nga xam dañuy bàyyi xawlu zuur mooy wax joo xam ne xini mini la jiiñante nag bu amee tam dem ci àttekat ba yow bul àtte àttekat Sénégal dañuy àtte ba àttekat juge bi sax dañ koy juger nañ bàyyi foofu mu jaar fi mu war a jaar rek bu boobaa nag bu juge bi àtte ñu xam boobu loolu nuñ ko gisee waaye fi ne am na ak amul loolu xini mini la buñ tooñ kenn buñ sosal kenn buñ yokkal kenn buñ wàññil kenn man noonu laa ko gisee mais vraiment gisuma jullit boo xam ne da ngay war ba ngoon nga ne yaa ngi yàq sa koor pour yàq deru nit wala miimal ko def ndéem am na ko def yooyu yàlla santuñu ca lenn ndax yàlla nee na laa taziru waaziratun wizra uxra du jàppee kenn jëfi morom ma man de noonu laa ko gisee. mais li nga xam ne moom lañ gis démb rek déjà gis nañ ay audio yoo xam ne moo ngi fuité ñenn ñi sax naan procès bi fi mu nekk nii ñu ngi koy defee ci mbedd mi est-ce que loolu moo waroon. sëriñ bi li ma la wax. ma maada baada al xaqi ila balaa loolu ne ci gannaaw dëgg rek aw fen la man waxuma ay audio. parce que audio yow mi léegi mën ngaa wax léegi ñu am na ay kii application. yuy liggéey ci voix bi ba mën ngaa waat ne kii di wax Macky Sall la. deepfake. xam nu mu tudd de waaye loolu dafay am moo tax yooyu yëpp nañ ko teg fee. ñun Baye Niass bañ tolloo ci jàng alxuraan rek lañu ko suñ bàyyi jox mu jàngal ñu yar ñu jàngaluñu loolu jàngaluñu. kilifa di yëkkati baatam di ko ñambaas ci waxi pénc waxi mbedd ñun duñu wax ci waxi mbedd loolu waxi mbedd la. mais est-ce que waxu te day yàq koor yi. est-ce que waxu mbedd la 14 personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan 14 ndaw am nday am baay dëkk ci Sénégal gii. amaana sax ëpp na ko yow xëy na 14 yi nga yëg. te da nga koo jàng fenn. waaye amaana ëpp na ko. waaw mais yëf yi nekkul ci benn bi ak fukki ak ñaar fukki yi. tuuma ku deful dara ci jamono yonent bi tàmbali woon ñu tuumal soxnaam Aïcha boobu sax mooy bi siiw mais tuumaal nañ beneen soxnaam boo xam ne mooy yaay doom ji tudd Ibrahima muy Maariyatul Xibtiya bañ ko waxee am koo xam ne moom lañu wax ne na dem rey càmmiñ ji maanaam càmmiñ la cousin am la ñu boole di ñu ay moomeef ñu may leen yonent bi moom comme ñoom kii la wax bi ñu doon wax xibt mooy làkku égyptien bu yàgg moom la ñuy wax déggoo ñu waa dëkk bi ñuy wétli wante ba amee ku ñëw fekk mu toog mu ñëw jël ko daldi ko gësam puus ko ne ko nangam doomi kii ji nangam jabaru yonent bi waaye daal boolu ca wax daf koo def li gaa yi wax upaajam nekk affaire bi dañ koo dagg ba muy xale jotuta ak si màkk bagage ba maanaam bagage su góor neewu fa mu ne ko mënuñu ko na wax donc loolu yàgg na fi loo xam ne wàcc yonent bi ay soxnaam loolu yàgg na fi yonent yàlla Moussa as ndaw taxaw na ne ko dafa ëmb moom la yooyu waxi mbedd la man de waxuma ne bu ko kenn wax waaye sañ naa ne man du ma ci wax. d'accord alors man relation bëggoon naa xam. ndax am nga relation ak Ousmane Sonko. waaw. lan mooy seen relation.
mooy relation ak nit ñi rek moom day am na sax sama doom yoo xam ne ay mbokkam lañu ndax am na sama doom yoo xam ne Salif Sadio mii mooy seen maam moo Kumbe Sadio mi jur ki jur seen yaay ñoo bokk ndey ak baay xam nga kon man booba am nañu ay bokk yu bari wàllu rawaan ngom ak leneen moom ci boppam wax na ñëpp di ko dégg mais dafa defoon dossier boo xam ne du ci suivre samay mbind ak samay wax te boobu nit ñi xamaguñ ko ñu bokkoon ko ci ay référence am gannaaw gi it mu ne suma parti mooy NM parti aîné ci parti yi indi patriote kenn njëkkuma koo def fii Sénégal ko loolu rek déjà doy na pour dajale ay nit ñëw na sama kër nga jaakaar loolu ñëw na fa ñëwati fa. mais Françoise Hélène Gueye dafa génn wax ni Ousmane Sonko dafa ñëw sa kër pour wax ci dossier. nee naa la loolu wax naa ne du dëgg. du dëgg man li may wax Ousmane Sonko alali réew mi lay doon waaye Ousmane Sonko mosuñoo wax ba tudd turu benn jigéen. mbirum suite ba tey waxu ci dara. waxuñu benn jigéen waxu benn jigéen lañ wax mooy xam nga mag mu toll ni Ousmane Sonko. ay fan réew mi yëpp jaxasoo ngir ne dana ujji wala du ujji ñu teg ci quelques jours mu ñëw sama kër ànd ak mbooloo mu bari ñu jógee ci ay fan après mu ñëw moom kenn ba cëgu ndara kam 13h tapante kenn mu ñëw dugg ñu dugg sama biir kër am na fa koñ boo xam ne Casamance lañ ko tuddee mu ñëw ñu toog foofa Casamance wax loolu waaw bu ko Hélène bëggee nettali te fekkewu ko keneen ku dul moom fekkewu ko te man ma weddi ko ne waxuñ loola xanaa kon Ousmane Sonko ci des. mais dafa am lu bees ci sa digganteeg bon je veux dire ci mbirum Ousmane Sonko dafa am koo xam ne daf la jege bu baax a baax mun naa wax rakk la ci yow mooy Baye Mbaye MC Niass dañ ko tudd ci coolo waaye mun naa ne wax jamono ji sax indi na ay révélation yoo xam ne moom moo ko jëlee teg ko ci place publique dafa nekk sa rakk di doomu Baye Niass direct est-ce que ba coow li daal di juddoo ba ñu tudd ko ci moom mun na jokkoo naa Adji Sarr ci téléphone est-ce que yéen ñaar waxtaan ngeen ci. parce que instant ñu ngi koy tudd fu nekk te doomu. doomu kilifa la ça veut dire dama ne. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. loolu mooy expression bi en France. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. loolu dégg nga. loolu rek la mooy waxi jàmbur du wax. waaw loolu la olof wax ne wax sa waxi jàmbur du wax. d'accord. man sama wax laa wax man loolu dégguma ci dara waxuma ci kenn. d'accord alors man sama question ba Pape Matar tey dañoo yeewu ñëpp daal di gis ay audio bon mun naa ndax supposé voix Mamour Diallo la mënu ma ko wax avec certitude parce que léegi comme on l'a dit tantôt ak deepfake yeeg yeneen yi mën nañu wax ne dañ ko changer et tout est-ce que si c'est avéré que moom moo doon waxtaan ak Adji Sarr ñu enregistré ko à son insu est-ce que xalaat na ne dina am impact suite dossier Adji Sarr ak Sonko. mais bien sûr bu amee benn lien boo xamante ni dafay am si seen diggante rek dafay wane quelque part que complot bi nga xamante ni Ousmane Sonko waxoon na ko dès le départ da koy gën a jox li nga xamante ni mooy légitimité maintenant effectivement kenn mënu authentifier li nga xamante ni moom mooy audio yooyu à moins que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko partagé donc mënuñu sukkandiku mais mbir bi dafa am loo xamante ni yaakaar naa ni ñu ngi si dernier virage bi Ousmane Sonko sortie bu mujjee def yaakaar naa ni war nañ si mën a basé wu pour quand même bàyyi justice def liggéeyam parce que moom bu ñëwee tey dinañ ko woo dina dem wuyu ji et am na suffisamment d'éléments yoo xamante ne bu ko tegee ci table juge bi dossier bi soit dañ koy yemale foofu loolu rek war na mën a tax ba wax ji voilà wax ji war nañ ko mën a bàyyi tuuti bàyyi yenn mbir yi ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy lu gën a lu ëpp njëriñ mbir en tout cas lu ëpp njëriñ ci dëkk bi parce que aussi gis nga mënuñu toog chaque jour nit taxaw fee ni dama def ay révélation tey lu gën a yomb mooy tuumaal ay nit di wax du n'importe quoi li mu wax ci Hélène xëy suba toog ni fekk naa loo xamante ni fekk woo ko di wax du n'importe quoi et puis ak assurance bi ci demee sax man damay tiit da ngay gis da ngay naan que waa Sénégal daal léegi dafa yàqu nit day toog këram def vidéo am ni fekk na man Mamadou Biteye ba ñuy wax ak lan lañ jot a wax te alors que dara du ci dëgg
ci dossier Ousmane Sonko bi y a beaucoup de manipulation. buñ ko bañalee Françoise Hélène Gueye est-ce que ñu ko bañal ki nga xam ne mooy Mollah Morgun ndax temps yi aussi c'est lui qui fait le buzz avec des révélations bu tax mun ko koo nangol bañal ko Françoise Hélène Gueye. non man waxuma ñu nangul la kii ñu bañalal kenn mais li ma wax mooy na nit ñi def attention ci révélation yi ñu tuddee révélation parce que révélation vraiment day fekk mu nekk révélation encore que nit koo xamante ni fekk woo yëgoo munoo jot loolu ay information te information ku nekk dafa am part de vérité man li ma joteel ak Mamadou Bitèye bu may nettali du ma nettali lu ma arrangé wul li ma arrangé rek laay wax chaque dafay am propre version des faits donc am na yu bëri yoo xamante ne na si nit ñi def attention te nañu sukkandiku ñi nga xamante ne ñooy partisans Ousmane Sonko nañu sukkandiku ci dernier communiqué bi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko nee na moom am na suffisamment d'éléments yoo xamante ne bu ko mettre sur la table bu demee devant li nga xamante ne moom mooy doyen des juges dinañ ko bàyyi mu dem këram parce que xam nañu ni amul dara loo xamante ni mi ngi ci dossier bi. loolu yaakaar naa ne war na mën a dal xel ñu mën a jàll ci leneen mais ñu bëgg a jël Sénégal bi yëpp tout le temps Ousmane Sonko Adji Sarr parce que effectivement y a des gens qui vivent de cela. am na ñoo xamante ni ci loolu kese nañuy dund. te yàkkamte wuñu am na ñoo xam ne bu procès bi amee ñu àtte ko dañuy disparaître complètement. effectivement sortie boobu nga wax noonu est-ce que aussi xam nga di waaj a uy ji ne man am na lu leer na ma su ma demee dinañ ma bàyyi yow boo demee mu demee neneen est-ce que réew mi du yow. non xam nga est-ce que sortie boobu aussi ñëw na ci fi mu war a ñëw parce que yaa ngi uy ji nga annoncé que ne maa ngi dem uy ji mais am naa lu leer naññ loo xam ne su ma demee dinañu ma bàyyi wax nga ko ba pare donc loolu te yow ki ngay uy si xamagul lan nga koy indi est-ce que nekkul def nga loo xam ne tey ëllëg bu demee même buñ gisee leneen sax dañ naan moom waxoon na ni kon am na lu mu tëdd est-ce que yoon la woon sortie boobu génn. non yoon la parce que vraiment sortie bi ci contexte boobu noonu c'était vraiment opportun parce que tey ji tax na ba ñu bëri wax na leen déjà que ni bu may dem di uy ji cette fois-ci bu ma kenn topp loolu déjà rek propos yi responsable la parce que bu ñu woon nañ ko topp aussi mais militant dañuy génn te bu ñu génnee confrontation dina am boobu moytu di nga déggaat coow ak yeneen ak yeneen donc je pense que ni ne serait-ce que pour loolu woo leen ni leen toog leen seen kër man mi nga xamante ne man nañuy tuumaal man am naa suffisamment d'éléments yoo xamante ne bu ma ko tegee ci table bi dinañ ma bàyyi ma ñibbi sama kër te dinaa mën a topp ki nga xamante ne mooy accusatrice bi te loolu wax dëgg yàlla war na mën a dara xel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak moom maintenant li ma doon wax léegi moom lay continuer dafa am ñoo xamante ne ils ne vivent que de cela et malheureusement dafa am à côté ay passionnés yoo xamante ni nekkatuñu ak seen sago tey jii man bu ma bëggee siw tey damay jël sama téléphone taxaw ni damay def ay révélation ni Ousmane Sonko ni Adji Sarr wax xar géej gi rek moo gën a yomb waaw xar géej gi waaw moo gën a yomb mais c'est parce que aussi l'affaire Adji Sarr Sonko boo ko waxee rek tu as plus de 1000 vues pour ne pas dire sax 5000 vues parce que ça intéresse affaire de ñenn ñi aussi benn dëgg la ñuy joxe parce que xarit la li ci am mooy am na ñoo xam ne dañuy joxe benn dëgg mais soo joxee benn dëgg ba pare mën nga cee teg fukki safaan ba léegi tey bu fekkente ne xarit la am na preuve que ni que kii li mu wax nii dëgg la leneen lu ci tegu da koy gëm des fois aussi loolu day am ci révélation yi gars yi def mooy da ngay def benn révélation boo xam ne c'est vrai am na mais nga teg ci yeneen yoo xam ne dara amul léegi nag yi amul bëggoon naa ngeen may mel leen kër gii tey éthique moo ko taxaw si lamit sama rak bokk ndeeg bay ma jàngal ko yar ko mu njëkk a jëlee soxna ci sama kër dafay bañ wax joo xam ne dafay jalgati yoon toog nañu fii mu génnoon benn information à la une ci dëkk bu mu wax ne armée mauritanienne dañ ko bombardé journal bi pare na bañ di ko yóbbu jaayi ko mu gis ne dañoo juum ci turu dëkk bi mais dafa retirer journal bi dindi loolu imprimer beneen journal boo xam ne baatu dëkk boobu new ca pour bañ rek wax lu dul dëgg di dend ak moom te mënoon naa def excuse nangam loolu nag ñu ngi ko koy gën a bañal ba tey damaa bëgg li ñuy wax ñu bañ cee tooñ kenn sañu ñoo wax ci loo xam ne attekat bi moo ko war a atte moom rek la yoon may fi ne mu atte ko bu ko attee ba pare on avisera. D'accord. dossier bi daal gaal dem na géej falaa ko tënk de gaal dem na géej. gaal dem na géej. waaw non li may daanelee rek mooy na nit ñi gën a def preuve de prudence parce que aussi am na ñu bëri dañ leen di manipuler parce que dañu xam li ñu bëgg am na ñoo xamante ne dañu bëgg tellement Ousmane Sonko ba tey jii boo bëggee am ay vues comme ni nga wax bëgg sa chaîne YouTube ñu lay fay nga monétiser ko il faut nga commencer toog di wax du n'importe quoi quitte à ce que sax ngay
tudd ay turu jàmbur di leen waxal parce que da nga bëgg def buzz comme les gens le disent donc il faut que nit ñi ñu def attention par rapport ak li ñuy tuddee ay révélations xam ni tey Ousmane Sonko am na ñi nga xamante ne ay conseillers ay avocats te suffisamment d'éléments yoo xamante ni peut-être bu demee ci laykat bi dina ko fa teg ba peut-être dinañu seetal li nga xamante ni mooy tuuma yi ñuy teg ci kawam loolu yaakaar naa ni moom moo war a doon tey démarche bi nga xamante ni moom la média yi war a jël mais ñu bañ a def relais wu ay nit wax na diw wax na wala diw wax na diw boobu du journaliste xamul la mooy liggéey journaliste te du ko def ci en tout cas anam yi ko journaliste di defee triangulation yu yëpp du ko def donc am na yu bëri yoo xamante ni nañ si def attention bu baax a baax ñu bëri ñu ngi manipuler ay sénégalais parce que tout simplement xam nañu ni dossier bi dafa passionnel koo laal Sonko rek da ngay am buzz donc da ngay toog sa kër di wax lu la neex di créer di wax loo xamante ni mel ni yow da nga nekkoon ak Sonko ci jamono ju nga xamante dafa nekkoon ak soxna soosu wala dafa nekkoon di def yan donc je pense que ni vraiment nañu moytu manipulation bi comme ni ko Sonko waxee mënoon na am beneen démarche te bu ko amoon peut-être di nga gis leneen ci dëkk bi mais amu ko il a eu cette démarche responsable à saluer te dama koy saluer te loolu wax dëgg yàlla nañ si bàyyi xel ñu dem si procès bi bu ñu demee maanaam procès bu ñu demee ci doyen des juges mais doyen juge dina apprécier moom dañu ni présenter ko ay faits moom mu lire le droit bu defee lan na lu wuteeg loolu mais sénégalais dinañ taxaw dinañ ko ni kan monsieur le doyen des juges d'accord magistrat nga mais la justice est rendue au nom du peuple sénégalais te peuple sénégalais bii gis na ni da nga def ay violations flagrantes ci règle de droit yi donc dinañ ko rappeler li nga xamante ni moom mooy mission ak rôle alors te moom sax il faut que mu laaj le réquisitoire du procureur le parquet est toujours présent devant le juge d'instruction bu bindee du jeu pare day yéegal ñooñu def seen réquisitoire wàcce ci kaw loolu lay basé pour bu amee lu muy wax mu wax d'accord